asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci benn taalibe bu toll ci fukki at ak benn képp bu ñu faat dimanche bële weesu ca Thiel ga ca Louga sëriñu daara ba ak beneen taalibe bi ñuy njort ni moom moo ko faat ñoom ñëpp tegoon nañ leen loxo tey ji dañoo war a dem jàkkaarloo waat ak procureur ay mbootaay yuy xeex ak yelleef doomi aadama doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi sànq ci suba ci mbirum Guy Marius Sagna moom mi bokk ci collectif ñoo lànk ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñaari weer a ngi nii boobu ba léegi ginnaaw ba mu doon manifester ci buntu palais présidentiel te ñu ne amu ca woonub sañ-sañ. téeméer ak ñaar fukki kilogramme cocaïne mu di sinébar la ñu teg loxo fële ca port bu Ndakaaru marchandise boobule nag ñu ngi ko nëbboon ca système ba ngelaw li jaar benn bateau bu ñuy duppee Grande Nigeria ci xayma loole ñu jàpp ci sinébar koppar gi toll na ci juróom-ñeenti milliards juróom-benn téeméeri millions. leneen ci xibaar yi Sénégal ñu ne jël na bépp matukaay ngir moytandiku feebar boobule di coronavirus feeñ ca Chine ca aéroport international Blaise Diagne bu am na ab dispositif bu ñu fa teg lu ni melit moo ne ca port ak yeneen frontière ci suuf si rawatina jëwriñ bi ñu dénk paj mi mu nga woon démb ca aéroport boobuleem Kaolack it jamono ji di def liggéey ngir féexal mbedd ya fa nekk préfet bi moom moo ko door ñëpp ñu toog te amuñu ci sañ-sañ dinañ leen fa teggi rawatina ci pegg gare routière bi loolee lépp nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy dooree ak benn taalibe bu toll ci fukki at ak benn dimanche bi weesu lañ ko faat ñu ne fële ca Thiel ga ca Louga benn moroomu ndongo daaraam ñu ne moom moo ko dóor bant ba mu jaaree fa wuyu ji sunu borom ba tax na kii di sëriñu daara ba ak taalibe bi ñuy tuuma ni moo def li ni mel ñoom ñaar ñëpp teg nañ leen loxo yóbbu woon leen ci kanamu procureur tey jii dañ fay delluwaat du ñàkk dinañ ci ànd ak Thierno Fall ci kanam wala yeneen jotaay yu xibaar ci ay yaatal ci lu ni mel fële ca Kaolack it tribunal bi tey jëlee ci suba takk der yi dañ koo wër indi fa kaaraange ndax ay sëriñu daara ñoom ñoo fa xëy ñoom ñu ne dañuy ñëw jàppale kenn ci seen mbokk bu ñu doon àtte foofee tamit Cheikh Baye Niass lay wuyoo moom ay semaine ci ginnaaw lañ ko tegoon loxo ndax dafa jeng ñu ne benn ci taalibeem tey ji la àtte bi foofule ca diwaanu Kaolack ñu ngi ko doon wax sànq Guy Marius Sagna ñaari weer a ngi nii mu nekk ci kaso bi moom bokk ci collectif ñoo lànk tey jii nag ñeenti mbootaay société civile ñoo daje muy Amnesty International RADDHO LSDH ak article 19 ngir wax ci anam yi ñu tëjee Guy Marius Sagna ci kaso bi ñoom nag ñu ne dinañ dem ci ëttu àttekaay yi nekk biti réew daal di kalaame état bu Sénégal. Aminata Mbaare Sow ak Diafara Ba teew nañ ci conférence de presse ba. jàpp gi ñu jàpp Guy Marius Sagna waral ñoom ñëpp ñu toog boole seen doole ñi nga xam ni ci wàllu défense des droits de l'homme la ñu yëngatu di ñaawlu bu baax a baax condition de détention Seydi Gassama bokk na ci ñi ko visité fële ca camp pénal mu ngi ñëwaat ci ni mu ko fekkee. Guy mu ngi am moral ba léegi maanaam li ñu ko fa tegee ñi ko fa teg xalaat ne suñ ko dugal ci quartier de haute sécurité boole ko ak détenus yi gën a dangereux notamment ñi nga xam day leen topp mbirum terrorisme suñ ko boole foofu xëy na loolu dina ko décourager dina casser maanaam li ñuy wax moralam de sorte que bés bu génnee dootu fi nekk naan damay xeexal sénégalais yi je crois que loolu ñu ko def dañuy nax seen bopp ndax Guy nee na bi mu fa nekkee ba léegi ñaari weer yu ñu nekkee camp pénal ba léegi juróom-ñaari nit la gis juróom-ñaari soo ci génnee sama bopp ak jabaram daanaka ñeneen juróom nit rek la gis bi mu fa nekkee depuis pratiquement le 1er décembre je crois que loolu dafa rafetul. jàpp gi ba ci placement sous mandat de dépôt fële ci camp pénal ñoom ñu jàpp ne pure manipulation politique la. cas Guy Marius Sagna boo demee ñu ngi ko yóbbu ci ñuy wax ne prison quartier de haute sécurité maanaam jàppe nañ ko doomu aadama boo xam ne dafa dangereux te loolu xam nañ ne atteinte à la dignité humaine la mais atteinte à la présomption d'innocence ndax li ñu njëkk a wax ci droit mooy tant que juridiction waxul ne li ñu lay topp yaa ko def dañuy jàpp ne defoo dara déjà ci jàpp bi ñu ne la tey dañuy ñi la war a seet si sax dañ koy xàjj Guy Marius Sagna juróom-ñetti visiteur rek la amagum bañ ko téye ñaari weer ak léegi. beneen jàpp ci activiste bi
ñu ne luy gàkkal démocratie bu Sénégal. parce que rapport yi génn ñu naan Sénégal arrière na juróom-ñeenti place ci démocratie mais bu leen yaakaar ne loolu dafa jóge ci jaww ji rapport yi ñuy def ak documentation violation yi ñuy def di ko dugal ci suñu réseau yi mais moo tax ba ñi nekk bitim réew mun a xam tey li xew Sénégal xam ne Sénégal am na loo xam ne tey mënatuñ koo. jéggalu mbokk yi ci jafe-jafe yooyu la ci élément bi dañuy wéy ci xibaar yi ba léegi wax ci benn njaboot bu nekk ci njàqare fële ca Kër Massar ndax kenn ci seenu doom Maymuna Sarr toll ci 20 fukki at ñu ne ñoom nag toog nañu daanaka benn weer ak genn wàll te xamuñu fan la nekk ñoom di ay jege ñaaleem tiit nañu loolu naam police ubbi na ci ab enquête waaye boobu ba léegi amuñu ci benn xibaar Salif Sow ak As Malick Diop ñoo ñu toogal ca banlieue bu Ndakaaru dem nañu daje ak yaayu kookee nga xam ne dafa réer ay mbokkam. muñ mais nekkatuma sax man xam naa ne man nekkatuma damay dox nii rek mais nekkatuma. soxna si dafay seet doomam bu jigéen 20 fukki guddi ak juróom mu ngi nii Maymuna Sarr la doom ji tudd moom 20 fukki at la am ñetti fan ci weeru janvier bi weesu dafa jóge ca kër ga dem yoonam ànd ak ki nga xamante ni mooy coro ba lu tax waa kër ga dàkkoon ko mooy ne xamuñu ko. waaye ba ñu àndee ñoom ñaar muy ko jigéen ki ak ku góor ka ba léegi nee ñu xamuñu seen doom ci lu mu nekk. moom daal benn waay moo ko doon ñaan si jabar te xamuñu ko ñun wax dëgg yàlla xamuñu ko moom dafa am ku mu waxanteloon ba pare waa ji ñu wax ko moom mu wër ñu daal waa ji buñ ko papa ji dàqee ci la génn kër ga moom tamit ci ëllëg sa la génn dem fu ñu dem nag ñu ne def ko yóbbu waaw ndax moom bu muy dem mu ngi ñuy tëkku daa jënd portable papa bi nangu ko delloo ko. lu nekk nag jëflante na ko moom ci biir kër gi te nuñ duñ ko yëg ndaxte jox na ko saafara mu sangu te am na ñu wax seen dëkkandoo yi ne gis nañ ko mu bu muy ñëw foofu mu woo ko mu jox ko soow mu naan man bëccëg boobu laa demoon foofu di ko wëri gisuma ko foofu. police njaboot gi nee nañu dem nañ fa way jur yi nag gis nañ ne enquête bu ñu tijji woon ba léegi joxeegul dara seen xol jeex ñu jaaxle waaye ñu ngi am yaakaar gis ko bakken. porte nañ plainte mais boobu ba léegi dara te affaire baa ngi bugg a yàgg wax dëgg yàlla ki ñu rey démb la xaw ma barki démb rek man damaa gën a tiit moo tax tey jii ma gën a tiit ba nga xam ne tiit naa àdduna bi tiit naa jamono bi dund sax safatuma ndax man damay dox nii rek mais kii yatuma nekkatuma daal yàlla xam na ko mais nag gëm naa yàlla ku ma jàppale daal dinaa jël waaw ba léegi waxuñu ma dara. ci xabaar yu ñu mujjee am ñoom njaboot gi xamal nañ ñu ne Maymuna Sarr nee ñu ne leen mu nga Mbuur. buñ ko recensé ba xam ne mu ngi Mbuur si la sama doom bi dem foofu ne leen ci lan nga nekk ñu ne ñun de recensé nañ ko si tey si suba gi waaye dimanche si guddi gi la dem Mbuur boobu ba léegi ëpp mot na un mois xanaa tey wala mu manqué benn fan rek. yaayu Maymuna Sarr lu nekk jamono ji nee na mu ngi koy xalaat ndaxte li ko waral mooy rey yu bari yu mu dégg ci dëkk bi. mi ngi noonu kon daanaka benn weer a ngi noonu Maymuna Sarr réer ay mbokkam port bu Ndakaaru teg nañ fa loxo sinébar bu takku téeméer ak 20 kilogramme mu nekkoon 12 plaquette bu ca nekk benn kilo cocaïne douane bu Sénégal ànd ceeg OCRTIS nag ñoom ñoo doon jeex ci benn bateau bu ñuy duppee Grande Nigeria ci système ventilation maanaam fi ngelaw li di jaar ñu ne foofu lañ ko fekk ci xayma marchandise boobule ci xaalis mi ngi toll ci juróom-ñeenti milliards juróom-benn téeméer million ci sunu koppar dañ ciy déglu lieutenant colonel Ibrahima Thiam moom moo jiite subdivision douane Dakar Port dañ koy déglu. drogue bi nga xam ne si boppam moom lañ fekk nag si Grande Nigeria di ab gaal bu mag boo xam ne yàgg gën a fee taxaw yu mel ni tamit ñu jàppoon ko fi delluwaat fekkaat ko fi ñu ngi ko fekk si ay sac de voyage yoo xam ne. fekk nañ ci daal bu ci ne brique de lañ koy woowee boo ko compté mat na fanweer saak bu nekk donc bu fekkee ne dañ ko def ci xaymay tubaab dafay daal di nekk nag 120 briques 120 briques yi bu ñu ko pesee bu ci ne nekk na 1 kilogramme nag boo boolee yépp mu daal di nekk nag 120 kilogrammes lii de moom lañ jàpp ci port bi tey am na nag lu ci seetaan ci lu bees. ndax marque yi nga xam ne si boppam moom lañ seede woon se yan njëkkoon a jàpp dafa xaw a wuuteeg marque yii nga xam ne moom lañ fekk ci saak yii ba ñu jàpp ne lii nga xam ne si boppam moom lañ ci fekk dafa niroog lu bees la
pour saytu ko nag service yi déjà commencé nañu ndax gaal gii nga xam ne si lañ taxaw di wax ak yéen ñi fi nekkoon di nga xam ne ñoom ñooy yor lépp luy wàllu technique pour maintenance bi ndax ba gaal gi bañ a paan ndax gaal dafa laaj moyens yu bëri ñooñu ñu ngi leen di déglu si waxtu yii ñuy wax ak yéen waaw ñi nga xam ne nag si boppam ñooy autorité judiciaire yi yëgal nañ leen ko suñuy kilifa ñooñu yëgaloon delloowaat na leen xabaar bi moo tax ñun ñëpp ñu taxaw di waxtaanee nag yéen tey si mbir mu bees bii. coronavirus nekk benn jàngoro bu feeñ fële ca Chine daal di fay faat lu ëpp téeméer ak fanweer ci ay doomi aadama ay junni am jàngoro boobule fii Sénégal nag ñu ngi koy moytandiku ndax am na ay matukaay yu ñu jël rawatina ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass jëwrin bi ñu dénk paj mi Abdoulaye Diouf Sarr mu nga fa woon démb di dalal xel yi mu ne tam bépp frontière muy ci ndox mi lu mel ni port wala ci suuf si tam daanaka dispositif bu ni mel lañ fa teg Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. tey dañoo ñëw fii ci aéroport bi pour déjà xool comité national de gestion des épidémies ñu liggéey muy liggéey boo xamante ne liggéey bu mucc ayib la liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la mbiru santé nag dafa fekk loo xamante ne nag ñëpp ko bokk tey wax nañ ne coronavirus am na fële ci réewu Chine mais lu mu sore ñun dañoo war a def noo xamante ne dafa mel ni daf ñu jege pour rassurer population yi pour taxaw pour wan leen ne loolu ñun ñu ngi koy sóoraale bu baax pour protéger Sénégal donc loolu moo ñu donc indi fii li ñu fi gis nag dal na xel gis nañ ne aéroport bi équipé na wu bu baax a baax ci ay caméra thermique pour que képp koo xamante ne donc am nga jàngoro dañ la mën a identifier bu ñu la identifier itam dañ xam nan lañ lay toppatoo ba yóbbu la fu ñu lay fajee te doo wàll kenn fii ci bunt bi nga xamante ne passagers yi bu ñu wàccee ci avion yi fa la ñuy jaar bunt bu nekk am na lu ñu fa teg lu ñuy wax caméra thermique. dañuy des ci paj mi ba léegi ak benn jàngoro buy sonal bu baax a baax jigéen ñi di jàpp butitu jurukaay bi mu di cancer du col de l'utérus fële ca Mboro nag daanaka la jël na leen 8 ak yeneen jàngoro yu ñu nemmeeku ci askan bi foofule ñu nemmeeku ni bërëbu fajukaay nekk na lu fa tumuranke bu baax a baax mbootaay bii di Mboro dëbbu am na sax ay bés yoo xam ne daf ko faa amal ngir képp ku am jàngoro nga ñëw ñu seet la te doo fay dara reportage Cheikh Anta Diop say laatière nekk ab commune ci département bu Tivaouane am ay jafe-jafe lool lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu gis ne nag feebar yi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu jigéen ñi di ay cancer du col de l'utérus lu mel ni ay diabète ak yeneen i xeetu feebar de bari na lool ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bii di Mboro loole nag ëlëm askan wi ba taxoon nag ñu doon amal nag ay bëccëg yoo xamante ne dinañ ci xool wér-gu-yaramu askan wi. jàngoro yi ñu fi gën a gis mooy surtout ci en matière dépistage cancer du col de l'utérus bi am na ay infection yoo xam ne dinañ ci jóg waxtaan ci sensibiliser ci jigéen ñi gis nañ fi palu gis nañ fi anémie gis nañ fi yeneen jàngoro yoo xamante ni bon jàngoro yoo la yoo xam ne jarul waxee ci presse bi. tey ji nag feebar yooyu tax na nag waa Mboro nee nañ mënatuñoo nelaw ndax nag am nañ ay jafe-jafe yu bëri jëm ci wàllu wér-gu-yaram coordonnateur Mboro Debout wax na de kilifa yi war nañ cee taxaw jàppale leen. Le secteur de la santé connaît pas mal de difficultés. ay jumtukaay yi ñuy fajoo moo manqué fi ci Mboro te plateau technique bi taxu ko yëkkatiku boo gisee jàngoro yu bari ci askan wi loolu rek la il faut que nag nguur gi nag war nañoo jàppale waa Mboro bu baax a baax. plateaux médicaux qui sont pas du tout quand même très relevés. kuréel gi ëmb jigéen ñi jëm ci wàllu yokkute rafetlu lool taxawaay bi nga xamante ne ndawu Mboro am nañu ko ngir jàppale nag seen askan taxawu leen ci wàllu wér-gu-yaram ba gàllankoor yi ñu am de ñu mën koo saafara. Omar Gueye moom mooy ministre bi ñu dénk wàllu collectivité territoriale moom nag mu ne jox na ab maire yi ak président conseil départementaux yi fii la njeexitalu weeru mars ngir ñu doxal coppite yi ñeel fonction publique locale Omar Gueye nekkoon fële ca diwaanu Tambacounda fa la yëkkatee kàddu yu ni mel ñu wutali ji Kaolack préfet ba moom taxaw temb ngir soppi xaru kanamu dëkk ba rawatina lépp loo xam ne dafay gàllankooral yoon yi dem beek dikk bi ca peggu gare routière ba ñoom préfet bi nee na nag jël nañ bépp matukaay ngir liggéey bi mën a yemb ci diirum ñetti fan la ñuy def liggéey boobule Ibrahima Diame ak Fally Gueye ca Kaolack. anarchie bu rëy moo yàgg am ci bërëb yi gare routière bu Nioro ñu koy duppee garage Nioro ak li ko wër nag mel ni lu neex waaye def occupation bu jaarul yoon installation illégale daanaka pour traverser gare routière bi la diggante chambre de commerce ak pont Serigne Bassirou Mbacké ay coono kese la. fii nuy wax garage Nioro la fa am ca toogaay
neexul kenn kuy yeewoo Kaolack wala ku doon gan di fi jaar barab bi xat na raj-raj gi bare na saret si di la mbëkk ci óom oto yi soo wattuwul ñu jaar ci say tànk booleeg nag yéexaay bi ci ne ci ku yàkkamti ku yàpp malade war a jaar foofu wala nga am soxla su jàmp da nga am naqaru xol koo xam ne dangaa juux si ci dëkk bi dund loolu sooy ñibbi di nga ñuy boole jéppi ñun ñëpp. loolu nag la ne fa mu dàkk benn yoon préfet bi kon nar a jël ay motukaayam àllarba jile képp ku nga xam ni toog nga foo warut a toog nañ la fa jëlee. su ko defee ñi nga xam ne dañoo sampaayu jël mbedd mi jël tali bi ba kenn du am foo jaar kumu nag ak kumu ci ñaari yoon yi ma wax jàppal ne noo ngi ñëw jaar naa fa fan yële ca gannaaw daje yi ñu def. te it yëglu woon nañu weer wala na ñoo ngi ñëw. lu fa waay am loo xam ne dëgg-dëgg bokkul ci yoon wi te muy alalam na ko jël ci sago moo ñu gënal ndaraan di ko fa jële mbaa mu di ko wal muy yàqule jël nag suñu ay matuwaay képp ku nga xamante ne nii xëy na dëgërante bopp daf la cee fekk la fa bokkul daal ñun am nañu jumtuwaay yu ko fa jëlee. mu doon nag décision bu nga xam ne préfet bi jël na ko ci wàccaayu opération cleaning day bi ñu war a amal mois de février bi te ñuy xaarandi kii di ministre de l'urbanisme ci benn fan ci weeru février. wàllu assainissement ca diwaanu Ndar Géej foofee système canalisation yi nag ñii di waa ONAS dem nañu xool naka la tëree foofule mu di ndox yu bon yi génnee ci kër yi dem ci mbedd mi it mu di lu doy waar ci gis-gisu ñu bëri ñu nekk foofule waaye ki jiite service régional bu ONAS li muy naqarlu lu ci bëree bëri mooy doxalinu askan wi jël ay mbalit ak lu ni mel di ko def ci fi yoon yi fi ndox war a jaar dañ koy déglu Umar Bari lay wuyoo ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. parce que dañu constaté fan yi te yàgg na sax bu ñu ko dalee constaté ak léegi que ni dañu bari di am ay débordement ndox ci tali yi xale yi dañ siy foo alors que li ko indi sabab li moo di ouvrage yooyu pour ndoxu taw la nekkuñu ci période nawet alors que tout le temps dañ siy gis ay ndox te li gën a indi problème bi bu weesoo ndox mi moo di mbalit biñ siy sotti. donc moo tax damay profiter ci occasion bi pour inviter population bi ñaax leen ñu xoolaat yenn comportement yi ñuy def parce que li ñuy liggéey yëpp pour ñoom la mais pour ñu mën ko jëriñoo tamit il faudrait que ñu utiliser ko efficacement ou correctement ba tax na lu tolloog 3 junni kër dinañ ko brancher ci réseau yu bees yooyu su ko defee bu paree dinañu am réseau eau usée am réseau eau pluviale mais nag pour ñu mën ko jëriñoo il faudrait que lii ñuy def ñu bàyyi ko parce que bu ñu ko bàyyiwulee même bu ñu liggéeyee ba pare problème bi day revenir at ñu dellu si ci Ndakaaru démb ca Diamniadio jëwriñ bi ñu dénk wàllum mbay mi moom daal dinay door projet bi ñuy duppee valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur di Proval CV mu di benn projet liñ ci namm mooy ñu nekk ci kaw gi ñu jàppale leen ci wàllum ndox liñ ci soxla yépp ñu am ko te loolee moom moo mën a am lu muy jur ci lépp lu aju ci bay maanaam tool yi ak la cay tukkee projet bi def nañ ci lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards ci sunuy koppar bàyyeeko ci Banque africaine de développement. Moussa Baldé mooy ministre de l'agriculture ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. projet bu ñu am yaakaar la parce que projet bi genre mise à l'échelle la parce que Papil moo fi njëkk après ñu def PDRS léegi ñu def gën ko yaatal def ko Proval. projet bi aussi lu ñuy xaar mooy ndaw Sénégal yi ñu mën a liggéey nekk entrepreneur mën a tekki ci seen village ñu boole ko ak suñu beneen projet bu tudd Agri Jeunes. loolu moo tax ñu am yaakaar ne xar kanam bi ñu xaar ci monde rural bi nga xam ne loolu la Macky Sall bëgg parce que bu ñu changé wul suñu monde rural émergence du am projet bi dina ci am en tout cas def jéego yu mag te gëm nañ ni fii ba 5 ans en tout cas bu ñu jëlee suñu projet yëpp PADAER 2 Agri Jeunes ak projet Proval monde rural dina soppeeku gis nañu ren aussi en tout cas macha allah am nañu campagne bu baax donc gëm nañu ne fii ba at yu néew li ñuy xaar ci émergence ci monde rural dinañ ko am wasalaam.
xarala yu bees yi réseaux sociaux yi li muy yàq bëri na saa su nekk dañ koy faral di wax ci internet bi am na ay nit ñoo xam ne dañuy sax bëgg a nax ñenn ñi di jël seen xaalis wala lu ni mel yenn saa yi seen i bakken di nekk ci xortu gerte moo ne ñooñu mën nañ leen a teg ay daan yu diis a diis am na ay mbootaayu état bu Sénégal taxawal fii ngir ñuy topp liggéey bu ni mel ay taskatu xabaar ak ñeneen ñu yëngatu ci wàllum yoon di ci wax bu baax a baax ne ñoom di mbootaay yi ñu fi teg faaw ñuy def seen liggéey ca diwaanu Ndar Géej lañ ko waxee ci teewaayu Ousseynou Diop ak Habib Seck. nekk lu bare ci askan wi ci internet bi ñuy xaawi seen i sutura seen vie privée di koy menacer loolee ci Sénégal léegi bés bu yàlla sàkk ñu koy gis moo ne day ñu koy def yoon am na ay daan yu métti yoo xamante ni teg na ko seen i ndodd. toog benn bis boo xam ne ci tribunal waxuñu wax yooyu léegi nag moom ki nga xam ne daf ko ci kiy def loolu buñ la porter plainte kaso ba nga jëm dañ lay tëj mais nag difficulté bi am mooy bari na ñoo xam ne mbir mi day am duñu am courage yu dénoncer ko def plainte. xaawi sutura nit dem ci internet bi yàq deram nga dugg ci vie privée am loolee dañ koy nemmeeku léegi ci kàddu Cheikh Tidiane Ndiong di journaliste bànqaas yi ñu teg ci réew mi dañu war a def seen i liggéey. gis nañu léegi nit ñi dañuy seet nu ñu mën a mettital keneen wala nu ñu ko mën a indil ay problème ba tax ñu filmer ko wala ñu wax ci moom loo xam ne naka su dul noonu la léegi nag ku ko dul jombale sa bopp yaakaar naa doo ko jombale keneen beneen bi mooy am na structure bu fi nekk boo xam ne madame Awa Ndiaye moo ko jiite buy liggéey ci wàllu protection données personnelles je pense que war nañ ko gën jëmmal gën ko liggéeyloo li nga xam ne moo tax ñu samp ko. internet bi léegi ñu ci bare dañ ko jël di yàq deru nit ñi wala boog ñu dugg seen i vie privée loolee nag léegi dafa bare ba sax ñu ciy teg ay chantage. dafa am ay articles yoo xam ne ñoo ko wax donc loolu boo yeggee ba tooñ ba article bi tamit war la daan da lay daan waaye au préalable nit ki dañ ko war a xamal article boobu dañ ko war a sensibiliser ba pare wax ko ni ko nag lii nii boo ko defee bu fekkee jum nga ci article bi da lay daan te article yi wax naa la ko léegi am na 431 8 431 10 431 17 yooyu yëpp ay articles yoo xam ni yëpp dafa wax ni bis boo nit jëlee données jàmbur def si naka sudul noonu alors que te kooku autorisé wu ko kooku def na atteinte à la vie privée te su defee atteinte à la vie privée bu ko nit ki yóbboo si yoon da koy daal. naka la ñuy def ba encadrer internet bi ngir nit ñi nga xamante ni seen i vie privée dañ ciy dugg di ko yàq loolee mën a dakk ñii ñu dajal ku ci nekk joxe nga ci sa xalaat waaye nag seen i xalaat bànqaas yi nguur gi teg ngir loolee ñu mën ko aar dañu war a def seen liggéey ngir ñu koy def mën ko bàyyi. jàmmal ba ca Mbirkilaan ba ca Kaffrine ñoom nag li ñu bëgg mooy ni ñu koy defee ci yenn diwaanu diine yi ñu tabaxal leen kër goo xamante ne bu ñu amee gan fa la leen di dalal ndax gouvernement bi ay at a ngi ni door na ko sax ci dëkku diine yu bëri ñu leen ko fay tabaxal mu di kàddu yu ñu yëkkati ci benn CRD muy comité régional de développement bu ñu doon amal di waajal ziara bi ñuy amal at wu jot foofule Mor Cissé bokk ci comité d'organisation bi ay kàddoom Omar Ndiaye moo ko taataan ca Kaffrine. lay jaamoon ni mu toll nu kër yi toll noonu la daara yi toll daara nag buñ ko waxee dafa am lu bëri lu daara laaj ndax fi mu taxawu état dafa bëri ndax mu ngi koy yaral population di ko jàngalal population bi waaye di ko tarbiyal ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal kon nag laaj na bu baax jàppale laaj na bu baax ndimbal ci li nga xam ne jaamal na da di dëkk boo xam ne du dax ñaxtu du takk lu xonq waaye bu ñu sañoon ci baax ak président de la république ci taxawaayam ci bëgg këru diinaam yi soxla nañ kër goo xam ne këru gan lay doon ñu tuddee ko kër Alaaji Abdoulaye Cissé borom jaamal nga xam ne pèlerin yi bu ñu ñëwee ñu mën leen fa dalal bu nitu nguur ñëwee ñu mën ko fa dalal ndax taalibe kat këram rek la am te kër ak taalibe kat moom nguur mënu caa dal kon nag wax dëgg yàlla président de la république këri diine yi maanaam këru gan yi muy def jaamal nga ko ci tàllal loxo te it ñu ngi ko ci séntu bu baax ak membre de ko ndax jaamal lu tase nañ ko léegi dëkk bu màgg la te it taw bi dafa yàq yoon yëpp yoon bi jëm ci kër sëriñ bi sax saret mënu ci jaar oto mënu ci daw ndax taw bi yàq loolu bu ñu sañoon wax dëgg yàlla état jàppale ñu ci ndax état moo ko mën. xibaar yi bokk na ci cosaan ak aada Toubacouta dalaloon na ñeenteelu édition festival sénégambien bi ñuy duppee Ñuma Badia jeex na ba noppi sax nag ay troupe yu bàyyeekoo ca Gambie Casamance Sédhiou Saloum ak Diofior ñoom ñëpp teewoon nañ fa festival boobule ci gis-gisu ñi ko sabab nee nañu ab buntu la rek ngir gën a boole ñaari réew yi muy Sénégal ak Gambie ci wàllum dimbalante ak lu ni mel Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey
lu tolloo ñaari fan commune bu Toubacouta nag xumboon na loolu cosaan bu ne feeñ na fa di ngoyaanu Saloum gi ngelu séeréer yi bu gërë bu joolaa yi ak itam jambandong yu mandeng yi ñeenteelu édition festival sénégalu gambien Ñumi Badia nag lañ doon amal festival boobu day tax ñuy wane cosaanu Sénégal ak Gambie nga xam ne daanaka benn la. ndax di soo leen bokkee aada du jëpp jeexee aada mooy des tey rafetlu naa torop te lii tam mooy Sénégal diversité culturelle boobu loolu mooy def suñu valeur te culturelle dafa am solo suñu dëkk. commune yu Toubacouta ak itam yu Banjul ñoom ñoo initié festival sénégambien bi leneen liñ ci namm nag moo di gën a jaay destination touristique bu Sine Saloum. dama la xam ne festival bi ñun ak waa Banjul ñoo ko doorandoor donc mbir na buñ ko doorandoor waxtaanoo ko pencoo ko dafa mel ni yéen a ci àndandoor da ci dem donc ñun ak waa Gambie ñoo ko nasandoor ñoo ko sosandoor comme Toubacouta am nañ ay bailleurs de fonds am ay partenaires yoo xam te ñu ngi ñuy jàppale à chaque fois ñu tamit inscrire tamit suñu budget ba ministère de la culture inscrire ñu tey ci agenda bi nga xam tey mooy ministère de la culture parce que nag journée culturelle yu mel ni tey ak dimension internationale bi mu am tey ñun rek ñoo ko organisé dans la région de Fatick. Sédhiou ak itam Jembere ñoom ñoo nekkoon invité d'honneur yu commune bu Toubacouta ci festival transfrontalier boobu ci loolu nag ñoom ñetti communes yooyu signé nañ ab convention cadre de coopération décentralisée pour gën a xool nu ñuy suqalee seen commune yooyu lee. beneen festival documentaire artistique waaye fii ci Dakaaru la muy ab buntu ci réalisateur yi nekk fii ci Sénégal moo xam sax nag Afrique ngir ñu wane seenub xarañte ci ay anam yu bëree bëri Alioune Diop moom moo taxawal festival bi ab taskatu xabaar la ci wàllum cosaan ak aada lañ ko gën a xamee dañ koy déglu ci micro Fatima Touré ak Ababacar Camara. taxawal pour renforcer l'agenda culturel et touristique du Sénégal mais aussi jëmmal liggéeyu réalisateurs yi ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu documentaire ba pare permettre aux arts yeneen discipline artistique yi ñu am benn support promotionnel ndaxte mun nga gis koo xam ne dafa daan dégg Moustapha Dimé wala koo xam ne dafa daan dégg Mourtala Diop mais bu ñëwee seetaan daan gën a comprendre kii kan mooy Moustapha Dimé gën a comprendre kan mooy Mourtala Diop moo tax festival bi duñ ci projeté lu dul ay film yoo xam ne théâtre lay wax musique cinéma danse design et cetera. dina permettre nit ñi gën a xam liggéeyu artistes yi liggéeyu artistes yi nga xam ne ñoom ñooy contenu wu film yi mais aussi liggéeyu réalisateurs yi nga xam ne ñooy jug di def ay documentaire donc liñ si jublu daal mooy nit ñi xam exactement li nga xam ne mooy art ñu ngi ciy def ay film yu am solo yoo xam ne day gën a tax nit ñi comprendre lan mooy peinture lan mooy théâtre lan mooy danse et cetera. tàggat ci yaram dañ koy faral di boole yenn saay ak wàllum jàng week-end 15 jàpp 16 février bi di ñëw nag dinañ amal ñetteelu édition football solidaire mu di activité liñ ci namm ut ay koppar ngir xale yi seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën leen a jàppale ci seenub jàng ñu wëyal ko association éducation solidaire mi def lu ni mel jàkkaarloo woon na démb ak taskatu xabaar yi ci teewaayu Cheikh Sadibou Diarra ak Amadou Ba. bu ngir dimbale njàng mi. loolu moo soxal football solidaire bii di amal ñetteelu édition ci weeru février bii di ñëw xew-xew bi yittewoo dajale comme jàppale gone yi seen loxo jotul seen ginnaaw. football solidaire dafa di loo xamante ni dañ école Pire de l'Afrique de l'Ouest dañ ko instauré teg ko fii ngir mën permettre population sénégalaise entreprise yi nekk ci biir réew mi ñu mën a participer ci benn effort de solidarité pour permettre xale yi nga xamante ni dañoo nekk ci ay zones yoo xamante ni jàng bi dafa métti trop ci ñoom tamit ñu mën a dem jàngi école. di invité tamit entreprise yi nekk Sénégal ñi nga xamante ne bëgg nañ def lu ñuy woowee RSE responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise ñu ñëw également ñëw jàpp ci activité bi. lu toll ci téeméer ak juróom fukki équipe yu am ay juróom benn jour yaakaar nañ leen fa. dafa bëgg fekk ci tamit ci lu ñuy liggéey bëgg cee boole entreprise yi nekk ci Sénégal bi yëpp mais également xale màgget yi góor ak jigéen ñi nga xamante ne en tout cas won nañ ci mën a ñëw jàpp. daaw première année bi nga xamante ni 14 équipes la ñu woon daaw deuxième année bi ñu nekkoon 71 équipes ñu bëgg a ren nekk 150 équipes. ambassadrice xew-xew bi di xaar ci Sénégalais yi ñu def ko seen moomeel. jéem leen entrer en contact ak ñun ñëpp comme ça ñu former ay équipes ñu fees fa dell cotiser comme ça cotisation yi dina prendre en charge benn enfant une cotisation de 20 000 francs prend en charge un enfant toute une année. loolu neexul neex na. léegi fan si yëpp entreprise yoo xamante ne dañuy def social yëpp maa ngi leen di woo venez massivement ñu jéem a jàppale association éducation solidaire. ñetteelu édition bu football solidaire bi fukki fan ak juróom la ba fukki fan ak juróom benn ci weeru février bii di ñëw ci terrain SoFoot ci avenue Malick Sy lu yées tuuti juróom-ñetti téeméeri jour war nañ ci bokk.
jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra ponk bu mujj xibaar yi li ci yëglekaay yi dañuy dalal El Hadj Assane Gueye. jaaykat yi drogue yu takk der yee ca port mbaalati na saxal seeni pexe observateur ne téeméer ak ñaar fukki kilo yu cocaïne lañ tegati loxo ca portam Ndakaaru drogue ba ñu ngi ko fekk ci bato bi di Grande Nigeria di gaal genn gi douane bi fekkoon ci weeru juin wi romb juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti kilo yi cocaïne Le Quotidien xamal ñu ne téeméer ak ñaar fukki kilo yu cocaïne yi ñu jàpp nag démb valeurum juróom-ñeenti milliards la ñu tegal ca moo ne juróom-benn weer ci ginnaaw rek bato benn bi jàppoon nañ kooku drogue Libération leeral ne bato bi ma nga fa woon ñu daal di teeral ca port ba yeneen ni gëstoo may ñu fekk drogue ci système ventilation ba coowal taalibe yi ak seenug nekkin jibati ak paatuk benn taalibe bu tolloon ci fukk ak benn ci at ca Linguère ci dëkk buñ naan Rawdu Rahim moroomu taalibe beneenam di ku toll ci fukki at ak juróom ñu ne daa leen surveiller moo ko dóori yet ba mu faatu sëriñu daare ba nag nekku fa woon Libération xëyee nataalub taalibe bu tumuranke lool ak pot baag yëre yu doy waar ci yéenekaay bi ne tous coupable ñëpp ci am wàll Sénégal ci boobee nekkinu taalibe yi yéenekaay bi ne 2017 ak léegi fukk ak juróom-ñaari taalibe yu nu fi boom ginnaaw fitna wala càggante juróom benn fukk ak benn yeneen yu nu fi mitital ak siif ak yeneen waa Grand Place ne ñenn ci askan wi nag léegi lañu bëgg mooy yoon di jib ci mbir yi ndax woowewu nekkin day faral di bàyyi mandarga yu bon ci xel ak yaramu gune yi penc mi nag ak fan yeeg xibaar yu neex a di ci wàllu nit ñu ñuy rey ci anam yu yéeme observateur xëy gëstu ci li waral léegi sénégalais bi doon ab reyekat yéeni kaay bi xëy gëstu andi ceeki boroomi xam-xam sociologue bi di Kali Ñang moom ne naam du fi lu bees ci penc mi waaye dafa takkarnaase ndax nag penc mi di bu Sénégal dañ fay néewal lool wàllum violence moo xam ci jëmm wala ci wax yépp ci njaboot gi ca foofee nag la jéey di faral di juddoo leneen lu mu jàngat ne mooy jur fitna ci penc mi fii Sénégal di ñuy génnee kaso ca duñu mujj jotaat seeni place ci biir penc moomee nga xamante daf leen di faral di beddeeg yeneen tax ñenn ci ñoom di faral di delloo buum ca boy ga criminologue bi di maître Papa Kali Ñang moom la mu gis mooy ci xeex beeg wàllum violence kilifa yi Sénégal dañu jiital saret ba fas wi soog a ñëw ndax jaamaarloo gi rek lañu gis mu nekk saay-saay yi maanaam jiital répression ak police gendarmerie wala yoon ak daanam ci loolee daa am lu ko jiitu maanaam fexe ba rey jàngoro ji ci ren ba lañuy des ak observateur ak lu ñeel boomuk Njóoba Sekk ca tableau chips yéene kaay bi ne enquête kat yi ñu ngi wéyal déglu gi ci sax déglu nañu way juru soxna si observateur ne jamono yi enquête kat yi ñu ngi wër bu baax nag kii Njóoba Sekk daa bëgganteel Les Échos ne mooy ki njortu yi ñaaw yëpp gën a tegu nag ci moom ndax boobaak léegi daf ne mes kenn mënu ko jot fenn ci ñaari numéro téléphone am yëpp laas ci gëstoom ginnaaw autopsie bi yeggee ñu ne moom Njóoba Sekk aw lor la faatuwaale wàllu yoon Guy Marius Sagna ci kaso bi ba tey moom Guy Marius Sagna nag ay kàddoom ci Les Échos muy ñaawlu prison ba ñu ko dugal mu ne ci nga xamante ni ñu nu tegi daan bu nuppi lanu ko jagleel teg ca dëkkal ko ci quartier bu nu jagleel yi terroriste ci ñaari weer ngi mu ne juróom-ñaari visite rek la am ci dossier boo xam ne flagrant délit la waaye mu ne ñi foog ne ak kaso bi mun na tax ñu brisé ko yeneen dunduñu wér ay karnasu lañu Sénégal di fàggandiku ci jàngoro coronavirus gi xeetu grippe bu bawoo ci Chine enquête ne muy ci aéroport AIBD di ca port ak frontières yi fu ne teg nañ fay matuwaay jëwriñ ji di muy saax ñu dénk ko sénégalais yi fare bitim réew ne fukk ak benn étudiant la Sénégal am ca Wuhan ca kenn ci ñoom berunu ko amul it doomu Sénégal bu ne ca Chine bu jàngoro ji jàpp sénégalais yi fare réewum Turquie moom junni ak juróomi téeméer ci ñoom dinañ am i kayit président Recep Tayyip Erdogan a ko dige ci ngan gu mu fi doon amal Sénégal ñu jàngi ku ci la tribune yéene kaay bi ne moom jiital Turquie fa mu bëgg a yóbbu nag jëflante gi ci wàllu jënd ak njaay diggante Sénégal ak Turquie mooy ci benn milliard $. wàllu coopération Le Soleil ne juróom-ñaari accord yu bees nag signé nañ ko diggante Sénégal ak Turquie Sud Quotidien wane nataalu président Sall ak président Erdogan ne yëf yi ci baral lañu ko defee di fast track juróom-ñaari accord yu bees junneeg juróomi téeméeri sénégalais yu Turquie joxe kayit akuk déggoo ci wàllu gis-gis diggante ñaari président yi ci tolluwaay la ci Libye wàllu lamb record xëyeeg waxtaan wu ko Balla Gaye 2 beral décédé mu ne benn défi ci lamb ji du bëri nag ba ñeent fukki at ak juróom jamono yi mu ngi ci dig-digalu fanweer ak ñett jàpp fanweer ak ñeenti at Balla Gaye 2 ba tey ci waxtaan weeg record ne mbër moo gis nag daa am njëgam yeneen am solo lool ci waxtaan wi ci mel ni ci misaal digganteem ak Bombardier wala Modou Lo yooyu yëpp Balla Gaye 2 dikk na ci lu yaatoog record sunu lamb moom xëy xamal ñu ne ngir dajeek Balla Gaye 2 Boy Niang 2 staffam dañoo lànk juróom fukki millions ñu tegoon ci taabal ji Tafa Kandji yore wàllu communication Boy Niang 2 ne fixé nañu seenu prix ca Jamaïcain mun na dem waxtaan ak waa Balla Gaye 2 ca yaakaar na ni dinañu juboo jërëjëf El Hadj Assane Gueye sant ko gërëm ko ak yéen ñëpp ñaandoon ak télévision Futurs Médias ci xibaaru digg bëccëg yi 19h30 incha allah ñu jox leen dig daje ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm fileeg boobu.